aywa Chérif yenn kaay yi ak la ñu xëyee dañ koy dooree ak l'observateur. l'observateur lañ ko tàmbalee ak njiitu réew Macky Sall ñoo kon ci ay réformes ak exécution budget bu Sénégal dafa mel ni kon engagé na responsabilité ministre mi moom président Macky Sall journal bi def révélation également ci ñi nga xamante ni kon ñoom ñoo xaatim yooyee mandat jëm kon ci paiement ministère yi juróom-ñetti institution bokk na ci présidence de la république jiitu ca moom mi nga xamante ni kon moo ko incarné moom Macky Sall ñu des ak Macky Sall ak forum mondial de l'eau dafa mel ni kon mi ngi dànkaafu rek ci risques yi nga xamante ni di ay fitna wàllu conflit mën na koo jur jëm ci kon ci jafe-jafe ndox li Ndakaaru di xaar maanaam forum bi tam mi ngi ci biir journal bi Youssou Ndour moom moo nekk ambassadeur bu forum mondial de l'eau am na benn clip spécial bu mu ci génnee sax kon ñu jagleel ko rek boobee xew-xew l'observateur seq na waxtaan ak soxna Fatou Lamine Lo moom nag entretien la mu nekk kon Miss Sénégal ñëw na ci couronne bi chantage yi proposition yoo xamante ni doy na waar wàllu harcèlement ba ci réseaux sociaux yi laaj nañ ko tamit kaawu Fatima Dione mi ne woon kon dañ koo siif moom soxna si kon jàpp ni rek affaire bi dañ koo créé de toutes pièces buñ sukkandikoo ci moom enquête journal bi def ko ci wàllu agriculture jëm kon ci business bi nga xamante ni ay milliards la rawatina kon ci engrais bi et puis tamit Eumeu Sène dafa mel ni kon mi ngi avertir Bombardier jëm kon seen combat bi nag dox seen diggante ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars. aywa ñu jàll ci beneen yéen kaay muy enquête forum des urgences la ko daal di tuddee gis nga ko fii mooy Dakar Arena Macky Sall ak discours ba ñëw rek ci levée yi nga xamante ni kon proposé nañ ko ngir rek génn kon ci googee goto rawatina kon yooyee jafe-jafe même Éthiopie gis nga ko lu toll kon ci 50 millions de personnes yoo xamante ni gis nga rek amul accès à l'eau potable muy jafe-jafe Thierno Lo moom Thierno Bocoum moom mi ngi dénoncé parrainage bi et puis tamit gis nga ko René Capain Bassène moom gis nga ko rek accablé jëm rek ci procès bi nga xamante ni ubbi na ca boofe ba di massacre ba démb kon la daal di tàmbale fële ca Ziguinchor. aywa le quotidien aux urgences la ko daal di tuddee moom président Macky Sall bi mu yëkkatee kàddu gis nga rek nee na buñ deful dara situation bi day gën a jéggi dayo ci wàllu métti gis nga ko président conseil mondial de l'eau moom dafa sàkku rek ñu daal di annuler bor bi nga xamante ni pays pauvres yi am nañ ko ci wàllu ndox maire Barthélémy Dias ci jamono jooju moom mi ngi organiser beneen forum nee na daal forum bi nga xamante ni kon moom lii forum des terroirs la nekkul forum des états des territoires nekkul forum des états bu sukkandiku kon ci maire bu Dakar et puis finance publique Moody's di agence de notation boobu kon mi ngi améliorer notu Sénégal jëm ci wàllu koom-koom. aywa le soleil. alerte de Dakar pour éviter kon le pire moom muy la daal di journal bi daal di wax jëm kon ci tension bi nga xamante ni nemee ko noonu ko accès universel gestion des réserves loolu lépp daal mi ngi ci biir yenn kaay bi gis nga ko ak chiffres yi nga xamante ni journal le soleil daal dina ci ñëw gis nga ko Gazwani bu Mauritanie Sassou Nguesso bu Congo Embalo ñoom ñëpp ñi ngi fii ba ci sax gis nga ko présidente bu Éthiopie yëkkati nañ fay kaddu ngir rek su ko defee plaider réew yi nga xamante ni am nañ jafe-jafe wàllu ndox ak tamit G20 bi nga xamante ni bëgg nañ ñu am beneen taxawaay ci wàllu woowu. aywa libération. ñu des ci wàllu événement ba léegi sax laata ñu ñëw ci goutte googu ak marché yi nga xamante ni marché événementiel la jëm kon fii ci Sénégal dafa mel ni kon Askizinazi yi mi nga xamante ni kon moom mooy gagné marché yi jël place u Athias moom moo jiite nag structure bi di J5 gis nga ko rek moom mooy gagné marché wante day lànk ne du fay ñi nga xamante ni kon ñooy ay prestataire stade bu jam ñaajo la ko tàmbalee ba léegi gars yi ngi daw ci ginnaaw mënu fay leen ci jamono jooju mafia bi nemmeeku fa la nga xamante ni kon moom mooy ci Sonatel lu toll kon ci 990 millions de francs CFA yoo xamante ni kon waa ji ronqi na ko doon manipuler système des ventes depuis 2 ans muy loo xamante ni kon journal bi daal dina ci ñëwaat déjà am na ay arrestation yoo xamante ni ca siège Sonatel ba nekk ca boulevard de la République ci plateau et puis événement bi tamit muy soxna si di Ndeye Khady Ndiaye moom nag tey war nañ koo déglu rek moom ak borom këram jëm kon ci mbiram Ousmane Sonko ak Adji Sarr la xewoon ca Sweet Beauté ñu desaat ak Macky Sall ak ouverture forum mondial de l'eau. La Tribune. premier épisode d'un procès le Qatar jëm rek ci li nga xamante ni mooy ay révélation Ousmane Sonko Adji Sarr tey jii kon mbir yi dinañ tàmbali rek jëm kon ci doyen des juges bi nga xamante ni kon woolu na ko moomoon Sweet Beauté maire bu Guédiawaye Ahmed Aïdara kon def na déclaration de patrimoine am bu sukkandikoo journal bi Thierno Bocoum kon àndul ci li nga xamante ni moom mooy parrainage bi jëm ci élection législative yi xel dem également suñu naataango bi di Alaaji Mamadou Ndiaye Doos yàlla na ko yàlla yërëm faati bi mu génne àdduna ak léegi mat ñaari at. aywa Walf Quotidien. des rek ba léegi rek ak Barthélémy Dias journal bi def na moom entretien maire bu Dakar gis nga ko nee na du am benn rapport boo xamante ni dina dëgër digganteem ak Macky Sall et puis dina moom maire li mu bëgg nag maanaam ñu wekk ko gën koo respecté moom mi nga xamante ni mi ngi organiser forumu boppam moom mi jiite kon maire bu Dakar ci jamono jooju Macky Sall ma nga woon ci jam ñaajo alerte rek ci li nga xamante ni mooy ndox rawatina ressources yi nga xamante ni nii ñu manqué et puis tamit notation yi ñi ngi ko doon wax rek ak Sénégal ak agence yi jëm ci Bazoum kii nag mooy président bu Niger am na benn tweet bu mu génne ginnaaw kon bu Boubèye Maïga génnee àdduna mu daal di koy jagleel jeune bi ñu bëri nag ñi ngi koy lancé ci réseaux sociaux yi
aywa Les Échos rapidement. Les Échos ñëw ci étudiante bi li ma nga xew kon ca Pikine Technopole moom nag dafa mel ni kon dañoo xaw a këf xelam ak ki ko def nag mooy ab sëriñ la woon def na rek da ko doon dimbale ngir mu am bac ndekete waa ji da cay profito ba daal di rek abusé ci moom si soxna si li mu wax ba tax na kon ba xel mi dellusiwaatee daal moom dem na plainte ji ngóor si nga xamante ni kon mooy sëriñ ba wante nag gis nga ko waa ji moom lànk na ne relation maanaam lan séq daal dañ cee ànd ku ci nekk et puis alerte Macky Sall bi jëm ci wàllu ndox tamit journal bi ñëw na ci bés bi le jour et puis suite bu tey jëm rek ci couple bi nga xamante ni mu ngi nii muy Ndeye Khady Ndiaye ak borom këram tey ji kon di wuy ji le doyen des juges d'instruction ci jamono jooju massacre ba amoon ca Boffa Bayotte gis nga ko mel ni kon accusé yi charge yi nga xamante daal ñoom leen di xaar diis na trop et puis tamit ndox ma ak ca Dakar ak forum ba las Macky Sall ba léegi rek jëm kon ci li nga xamante ni mi ngi pressé le G20 mooy ñaar fukki réew yi nga xamante ni jàpp na ni ñoo ëpp doole ci wàllu comme ci àdduna bi su ko defee ñu am beneen taxawaay ci réew yi nga xamante ni am nañ jafe-jafe ci wàllu woowu jëm ci concession exploitation maintenance BRT gis nga ko dafa mel ni kon adjudicataires yi décaissé na lu toll kon ci 120 milliards de francs CFA ngir jàppale bus rapide transit bi nga xamante ni léegi tey mu daw fii ci Dakar Vox Pop jëm ci loolu ba léegi rek ak mairie Jam mi nga xamante ni kon 15 ans état bu Sénégal kon jox na leen rek li nga xamante ne mooy contrat de concession bi mairie Jam nag ab société la bu nekk fële ca France ci wàllu infrastructure la leen xamee gis nga ko levé na lu toll ci 88 milliards de francs CFA ngir rek wàllu exploitation beeg maintenance beeg matériel bi tey jii sax nee nañ président bu banque mondiale dina dem daal di rek visiter ji travaux yi fi mu toll ca Touba moom Serigne Abdou Bara Dolly Mbacké dàq nañ ko ci bokk gis-gis moom mi nga xamante ni dafa bëgg a créer mouvement boppam ñëw na fi semaine passée daal di koy leeral Moody's tamit gis nga ko ak Sénégal ak li nga xamante ni wàllu na ko wax wàllu ndox mi levé yi nga xamante ni état bu Sénégal nar na cee sukkandiku rek ngir réew yi daal di mën a am jafe-jafe yi ñu daal di koy saafara ca jamono jooju moom gis nga ko lii ma nga xewee rek ca tool Diaz buñ sukkandiku ci journal bi dafa am fuite d'eau boo xamante ni waa CNO ñoom ñoo ko def ba tax na ndox mu fu nekk ma nga fay ballee daal di occupé koñ yi jamono ji nga xamante ni ko nee nan jafe-jafe am na wàllu ndox lii nag moom lu insolite la muy conseil municipal bu Parcelles Assainies buñ daje wasaaroon dañuy loué ji siège yoo xamante dañ fay toog ndax dafa mel ni maire bu bees bi di Jamil Sané ki gaayam fekkul fa dara siège ak ay bureau ki ordinateur dafa mel ni kon lépp dem na ba tax na kon bi mu doon signé passation de service moom Moussa Sy sax sous réserve la ko defoon aywa le témoin ba léegi rek alerte président Macky Sall kon ci situation bi gravité bi jëm ci wàllu ndox buñ sukkandiku ba léegi ci journal bi et puis tamit forage bi nga xamante ni moom mooy ca Sundia bilan bi nga xamante tamit ñu ngi ko daal di présenté jëm rek ci wàllu woowu buñ sukkandikoo ba léegi rek ci journal bi ak gis nga ko délinquance financière muy milliards yi nga xamante ni nag détourné nañ ko fële ca Sonatel sànq Libération mi ngi ko doon wax aywa Sud Quotidien ak Macky Sall ak alerte bi maanaam di dànkaafu ba tax na kon G20 daal mi ngi leen di sommé rek bu ko defee kon moom président en exil bu Union africaine mu daal di rek jël compte lii jafe-jafe yi nga xamante ni kon jafe-jafe wàllu ndox la bu nu sukkandikoo ba léegi journal bi et puis tamit procès bi nga xamante ni ubbi na jëm kon ci massacre bu Boffa Bayotte chef d'accusation yi nag gis nga ko ban ko waxee daal dafa mel ni waa Ziguinchor am na ci ñoo xamante ne am nañu yéeme et puis tamit Mali seen président bi di gis nga ko Boubèye Maïga mi nga xamante ni génn àdduna bi ñu ko téye loxo foofa Mali record bis nga ko match baa ngi nii ñaari fan jëm ñett Sénégal ak Égypte fële ca Caire ñuy waajee nag fële nga xam ne mooy ca Marrakech Boulaye Dia moom mooy absenté fi mu toll nag Pape Abdou Cissé moom jëm koo bàyyi rek mu daal di noppalu équipe bu jaaw bi nag ñu ngi jox dafa mel ne am na révolution le Barça Xavi Barça dafa dekkiwaat résurrection du Barça aywa stade waaw jëm rek ci li nga xamante ni kon mooy 24 lions yi nga xamante ni kon démb ñu ngi woon ca galop d'entraînement ca Marrakech jëm kon ci waajal seen match bi sa waajaa ngi nii Edouard Mendy Sadio Mané nga ca gis nga ko Abdou Diallo gars yi daal dafa mel ni kon delluwaat na rek fi nga xamante ni kon mooy wàccaay jëm kon ci match bi nga xamante ne am na solo trop seen diggante ak Égypte sunu lamb mu seen bi nga xamante ni kon mi ngi rek moom it doppe ñi nga xamante mooy ay supporters am jëm ci match combat bi nar a dox digganteem ak Bombardier nee na daal moom ci guerre la jëm moom mi ngi xamante ni moom mooy Eumeu Sène et puis tamit nul moom du ko am Bombardier tamit du ko xamante ni da nga ñëw rek jaar mu jàll jërëjëf Chérif daa mel ni jeex na mu mel ni ñu dem ci actu commenté Malick Thiandoum Dakar mi ngi abrité le 9e forum mondial de l'eau mais maire bu Dakar également mi ngi amal moom it benn forum moom Barthélémy Dias lépp jëm ci wàllu ndox mu mel ni ñàkk déggoo am na diggante njiitu réew bu Sénégal ak maire Dakar même si nee na ñagas-ñagas amul seen diggante
waaw ñagas amul waaye mel na ni am na parce que bu kenn ku nekk nekkee sa côté di def sa forum loolu leneen lay nuru mais forum bi nga xam ne moom mooy wax dëgg yàlla bi soxal askan bi jamono ji mooy le forum 9e forum mondial de l'eau nga xam ne àdduna ñoom ñoo fa daje di waxtaane jafe-jafe ndox ci biir àdduna te ku waxtaane jafe-jafe ndox ci biir àdduna yaakaar naa ni Afrique kenn mënu ko ci génne ndax tey Afrique bokk na ci réew yi nga xam ci continent yi nga xam ni ñoom ñoo gën a am ay jafe-jafe ci wàllu ndox ba tax na sax le président de la République son excellence Macky Sall mi ngi plaider pour que G20 bi sax Union africaine daal di ciy dugg ndaxte tey bu ñuy xool réew yi Afrique moom moo yor le quart des territoires donc kon continent bu toll noonu am jafe-jafey ndox tey war nañu toog càmbaraat ko bu ñu xoolee yi tamit ci li nga xam ne moom la ñu xayma moo di ni toll nañ ci jamono ji nga xam ne juróomi nit yoo jël am na ci ñaar yu nga xam ne ñi ngi dëkkee ci barab yu ndox jafe na fa rawatina ndox mu sell kon enjeu bi fi mu nekk nii grave na l'heure est grave et si on y prend garde compte tenu fi mu nekk nii ci li ñu tuddee la détérioration de l'environnement ku ne xam na ni également sur le plan climatique am na ay soppeeku yu nga xam ne am na alam gi tamit ku ne xam na ni jamono ji mi ngi commencé di yàqu ba tax na ndox bokk na ci li gën a raar te ndox waxuma la ni source de vie la rek mais ndox dafay bokk ci liy sàmm wér-gu-yaramu doomu aadama ak nekkinu doomu aadama mais nag aussi li nga xam ne rek mooy li am mooy rafetul ci xar kanamu Sénégal ñuy dalal forum mondial de l'eau muy am ay divergence mbicoog mbaaloo ba ville de Dakar di def bosam beneen bi ci tamit bu officiel bi ñi nga xam ne ñoo di réewum Sénégal di ko dalal état bu Sénégal di ko dalal ci njiital son excellence le président de la République man jàpp naa ni même bu ñu amee ay woro bu àdduna di daje ci suñu biir nañu nëbb lépp bu jeexee ñun ñu fóot suñu fóotum biir. Très bien Chérif. non fi maa lay jeexalee je pense que lu nu am ay jafe-jafe ci wàllu politique am na loo xamante ne moom intérêt Sénégal moo jiitu ñëpp et boo kuy wax dëgg tamit da ngay xam ni place Barthélémy Dias fële la woon ci Dakar Arena en tant que maire bu Dakar jiite capitale bi déjà ay naataangoom élu nekk fa. Je pense que loolu mooy li nga xamante ni kon moom lañ doon xaar ci moom jafe-jafe nag bu amee ci wàllu politique moom après on peut régler ça mais li nga xamante ni kon moom lañ war a jiitale te loolu ñu ngi ko doon wax jafe-jafe ni mu amee woon diggante Khalifa Sall ak Macky Sall ba nga xamante ni ñi ci gënoon a gaañu mooy ville de Dakar ak askan wi loolu aussi boo sàggoonul fa lañ jëmaat parce que ku ne xam na ni way politique ñoom seen nekkin loolu la mooy ku ci nekk bu fekkee ne da nga jiite sa intérêt jiitaloo intérêt général mooy jafe-jafe ñu ngi ko doon wax tamit ci wàllu protocole xam nga ville de Dakar toll na foo xamante ni il faut que ñu koy expliquer sax même parce que wàllu protocole moom ku ne xam ne ñi koy def mooy les diplomates là c'était bien ñu expliquer ku mel ni Barthélémy Dias événement yu mel nii bu amee taxawaay bi nga xam te moom lañ ci war parce que gisuñ fa dem maire jël fa parole ña fa jël parole dem c'est des présidents on ne pouvait pas s'attendre à ce que Barthélémy Dias dem fa dem jël kàddu parce que naataangam ya fa nekk jëloon ko donc parce que c'est un événement international boo xamante ni moom am maintenant nag dans les panels et cetera y a des villes de Dakar ñi fa ñëw tamit di nga xamante ne plaidoyer bi def nañ ko njëriñ la après villes yeeg communes yi ñoom ñoo koy jëriñoo muy collectivité territoriale yi loolu moo doon gën mais fii ñu jëm ni après dina amaat situation tendue boo xamante ni dañ koy dundal et on espérait que quand même nit ñi war nañ ko dépasser parce que bu naan homme d'état du rek koo xamante ni moo nekk ci nguur gi même mën nga nekk opposant aussi incarné statut homme d'état voilà loolu tamit c'est ce qu'on attend de Barthélémy Dias et tous les maires yi nga xamante ñoom ñoo fa nekk dans l'opposition bu nekkee nag après ñëwaat comme ni wax les querelles là ñu daal di ci dellusiwaat ñeneen nag ñun gis ci mbedd moom ils sont dans le rôle mooy ñoom Guy Marius Sagna c'est la société civile parce que loolu dans le monde foo gis forum di nga gis ñoo xamante ni ñoom mooy les altermondialistes nekk de l'autre côté pour mettre la pression sur les décideurs c'est normal su ko defee ñoom ñu gën a góorgóorlu ñoom leen di xaar ñoom ñi ngi koy def mais Barth n'est pas comme les Guy Marius Sagna parce que ñi dénkuñ leen dara amul benn responsabilité moom dafa jiite ville boo xamante ni ville bu Dakar donc war na benn am taxawaay boo xamante ni c'est plus responsable. Très bien 7h jot na ba tegal ñeenti simili ñu jàll ci leneen muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.